ñu ko Simaan ñi ngi ko créé 2009 lañ ko créé boobu ba léegi ñi ngi nekk ay marchands ambulants ak ay travailleurs du secteur informel ak ay commerçants ñooñu ñoo ko ŋànk comme ni ñu ko waxee rek ci suñu introduction yàgg nañu am ay jafe-jafe mais Covid bi dafa ñëw renforcer gën a mettil suñu nekkin ndax ñun bi nga xamee ni yàlla def na président Macky Sall nekkaat ci nguur gi dafa ci gouvernement bi da ca indi benn ministre bu bees boo xam ni dafa yor donte nekkoon na fi mais dañ ko gën a renforcer mu yor mbirum cadre de vie ak maanaam tënk daal defar nekkinu askan wi ci dem dégg dikk bi changer xar kanu dëkk yi rawatina Ndakaaru boobu ba léegi nag ñuy sibiir projet yi nga xam ne teg na ko ñun dañu nekk loo xam ne sibiir nañ si par exemple depuis bi ministre bi ñëwee yéen a ngi doon dégg si ginnaaw mi ngi doon désencombré na rue yu bari désencombré lu mel ni Liberté 6 désencombré région yu am na ay marché yu bëri désencombré lu mel ni Kaolack fii ci Dakar am na yenn avenue yoo xam da koo dindi ay Blaise Diagne ci jamonoy Covid bi nag ñëwaat gën ñoo reeti lu mel ni Clarisse ñu dindi ko lu mel ni ay rond-point case bi ñu dindi ko fépp foo xam ni activité commerce informel wala ñu leen di tuddee marchand ambulant yi dañoo ñëw dindi seen activités yu ñu def loolu nag nekk loo xam ne dafa metti si ñun mais comme ñun suñu organisation bi ñu xam dëgg souvent du ñu gaaw di wax parce que fu nit ñi di wax toujours ñun du ñu xoolee ci angle boobu parce que ñun toujours dañuy préférer indi ay contribution loolu moom mooy suñu demande bañ suñu état dañuy wax ni dañuy ñëwal état en appoint ci jafe-jafe yi nga xam da nga koy am moo tax loolu boobu ba léegi ñu ne nañu xaar bu ñu xoolee ñu càmbar mbir mi président def na plan de relance bi ñun concerné wuñ ñu maanaam jëluñu si en compte ci plan de relance bi tey amul benn marchand ambulant boo xam ne tey jii mën nga ne bénéficié wu nga ci appui yi ñuy joxe mais loolu ñun du nekk loo xam ni danañ ci taxaw di ci wax lu yàgg ndax dañu jàpp ni loolu xaj na li ko waral SDE dina ci ñëw liggéey la boo xam ne état da ko waroon def bu njëkk ci marchand ambulant yi bu ko defoon tey jii nii problème bi ñuy am ba duñu mën a identifier xam kii kan mooy kan ak kan moo dul marchand ambulant duñ ko am yooyu yëpp dañu bokk ci loo xam ne daanaka dund nañ ko Sandaga bi ñëwaat yi dalaat suñu kaw ndax Sandaga dafa am ay anomalie wala dafa am ay jafe-jafe yu bari parce que le ministre Abdou Karim Fafana moom il est dans son rôle moom liggéeyam mi ngi koy def mooy désencombrer def embellissement lijjanti mbirum cadre de vie dama koy wax toujours naan ñoom dañuy wax cadre de vie mais ñun on réclame survie mais dafa mel ni dafa am ay naataangoom yoo xam ni dañu waroon a intervenir ci dossier bi dañ ko bàyyi ak dossier bi parce que moom du moom mooy organiser commerce maire yi ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy organiser commerce bi le ministre du commerce war ci dugal loxoom mais boo xool dafa mel ni ñoom dañu bàyyi ak Abdou Karim Fofana liggéey bi rek so loolu jafe-jafe lay am waxoon nañ ko ci départ bi xamal nañ leen bu fekkee ni da ngeen a processus bi ngeen état bi président bi indi ko képp kuy Sénégal da ngay bëgg dëkk bi xar kanam gi changé waaye ne dafa war a nekk benn politique boo xam ni synergie d'action dafa war a am autour des différents ministères ñu àndandoo liggéey waaye du benn ministère rek moo ko mën a jël ŋànk ko parce que boobaa kooku yoon bi gën a daw yomb lay def rek mooy mën naa dajji rek samp ay fleur naa dajji sant ay place yu nit ñi mën a noppalu ko waaye moom du indi solution ak yi nga xam nit ñi amoon nañ ko seen wàllu emploi du leen ko remplacer. su ma ñëwee si li nga xam ni tey jii nekk na en actualité muy mbirum Sandaga bi Sandaga comme li ma ko waxaat rek le maire bi nga xam ni moom mooy maire Dakar Plateau Alioune Ndoye daf ñu convoqué war na mat léegi 6 mois présenté ñu wala ëpp na ko sax présenté ñu projet bi
ni ñu projet bi nii la bâtiment central bi nga xam ne moo nekk Sandaga dañ koy rénover dañ koy defaraat bu ñu ko defaraatee dañuy def benn annexe centre commercial ci wet gi boo xam ni ñi nga xam ni ñoom ñooy impacté yi nekk ci commune bi yépp ñu jël leen en compte muy les borom cantine yi ak tablier yi nga xam ni dañu nekk ci périmètre bi ñu war leen jël en compte sa loolu bi mu ñu wooyee waxtaan ñun dañu approuvé projet bi ñu ko ñun d'accord nañ si mënuñu woon nag mi ngi xaar parce que dafa am ay jafe-jafe bu amoon diggante entre ministère du commerce ak moom muy commune Dakar Plateau bi jàpp ni moom moo war a defar ak waa ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax taxaw Sandaga waaye ñun li ñu concerné woon mooy ñun daal ñun bu ñu defaree nañ ñu tenir en compte duñ dugg ci ay détails toujours dama koy wax c'est-à-dire ñun dualité bi am entre l'administration wala l'État ñun duñ ci dugg parce que souvent ñun ñooy doon victime bi mais ñun duñ ci bëgg a dugg parce que temps da ngay gis projet yu mel nii ku ne xam na ni maire moo war a yor lépp luy jëm ci marché mais da ngay gis ay ministère dañ ciy ñëw di ci intervenir loolu xaj na ñoom seen biir mais ñun li ñu ci soxlaal rek mooy suñu defaree ëllëg dañuy bañ toog ñu defar ba pare dëkk bi ñu raam ñu walla da ngeen jëluñu ñu en compte so loolu boobaa duñ ko nangu parce que ça day nekkaat la même chose ma rappelle histoire pour ñu xamul cantine yi nekk fii tey ñu leen di coow ñun ak ñoom ñoo nekkoon même statut ci jamonoy gouverneur Thierno Birahim Ndaw moom moo leen fi aménagé loon defoon leen ay tablier jamono jooju ay tablier la ñu woon ay ambulant lañ ñu may leen ñu nekk ay tablier finalement ci la ko gars yi def ay cantine ba tey jii loolu moo indi cantine yi ñu nekkaat ñun ci même situation boobu kon su état indee benn projet boo xam ni dafa war a defar dafa war ñu jël en compte jël ñëpp en compte